jërëjëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru marax mi ponk yi ca gën a fës xibaar yi sax dañu koy doore la ñu wax ñuy jégglu tey waxtu wi moo ñu xoj kon ay ponk du mun a am dañu koy doore rek ak carburant bi nga xamante ni dafa xëy nag manqué essence bi surtout loolu nag ñu gis ni ñi nga xamante ni ñoom ñooy dawalkatu daamaar yi nag ak station d'essence yi ak jaaxle la ñu xëyee tey li ko waral bokk na ci grève transporteur yu hydrocarbures suñu naataango bokk na ci Mamadou Fall ak Mohamed Dieng dem nañu doxantu ba ci yenn ci station waaye tamit joxoon nañu rek micro ñi nga xamante ne ñoom ñoo daal di sonn tey jile ñu ànd ci reportage bi. grève bi transporteur yi amal daa dee impacté li nga xamante ni moo di séddale carburant bi bëri na ci ay station essence yoo xamante ni daanaka tëj nañu grève bi la indi jafe-jafe lool ci way jëfandikoo yi. waaw gasoil la doon wut dem naa station ñetti station bu ci nekk amul gasoil sel. ñaata station. ñetti station total amul mobile amul. mu metti lool si ñun nag ndax di yor oto te mënoo am gasoil teguñu ko fenn. ma ne woon xaaral ma ñëw def le plein au cas balaa kii di am balaa rupture di am mais bon. apparemment affaire bi dafa yaatu gars yi kenn jaayul. sonn na lool ci wërub station te mujjul am li nga xamante ni moo di essence client bi yaakaar ni rek yëf yi dana dellu si ci nu mu gën a gaawee. waaw dama doon ut si carburant bon jaar naa lu mat 5 stations bon j'ai pas pu trouver de l'essence comprendre nga bon foog naa ne suñu non dañuy ne bon camions yi dañu grève les camionneurs sont en grève quoi sont en grève de 3 jours bon instant bi ci loolu ku amul carburant moom da ngay gaare sa moto moom métti na fu mu ne nii jaar naa ci 4 stations bi mooy 5e bi bon awma essence. bon dañuy jéem a xool dawaat feneen nga xool nañu am kar. ñàkk doxinu pompe yi station yi nga xamante ni grève transporteur yee ko indi moom nag daal dinay soxaloo bu baax a baax li di secteur hydrocarbure bi gérant station yeeg client yi ñu ngi yaakaar yëfi gaaw a jeex. ngook ñi yàpp kon essence yooyu di daamar yu mag yi ñoom ñoo daal di banque seen yoxo tey jile ñu wax nag ci ñeneen ñi nga xamante ni ñoom ña ngay fas yéene it banque seen yoxo ci njàngale mu kawe mi muy nag waa SUDES ñu gën ko xam ci syndicat unitaire boobu ëmb jàngalekat yi fare ci daara yu kawe yi ñu ne nag ba moyul ci daal ba si ñu dëgmal nag daañu fexe rek ñoom it ba sóobu ci ab grève li ko waral bokk na ci seen i jafe-jafe ñu jàpp ni jëruñ yi nga xamante ni moom la ñu gàll njàng mu kawe mi ngi ko tànkam lu loole nag lu leen metti la ndax bu ñu xoolee tey nee nañ ci daara yi kaw yi manqué na ay jumtukaay waaye tamit professeurs yi dañu gis ni lim gën a soxla dëgg-dëgg amul ci réew mi dañu ci ànd ak Fatou Bintou Konté moom mi teewe woon tey seen janoo ak taskatu xibaar yi. dañoo nemee ko fii ci Sénégal université yi nga xam ne ñoom la ñu jot a créé yàggul dara seen tur rek a fi nekk loo xam ne ab bâtiment la di ko jëmmal gisuñu ko fii looloo tax nag enseignants yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci SUDES mer ba futt. il faut ñu am campus comme ni ñu ko amee Dakar parce que Amadou Mokhtar Mbow université Diamniadio yooyu yee boo ko xoolee vraiment dafa mujj sax di louer ay kër pour ñu mën a jàngal xale yi loolu du solution mooy nga tabax yu tax nga xam ne université bi moo ko moomal boppam. professeur yooyee nag ña ngay ñaawlu li nga xam ne moom mooy ñàkkub enseignant yu ñuy nemmeeku ci li nga xam ne moom mooy njàngu mu kawe mi li bu ñu tabaxee ba pare ñu recruter ay enseignants parce que enseignement bi bu ñu koy xool nombre yi ñu am barewul te dañoo teg ci seen kaw yu bare. SUDES ni nañu jël juróomi téeméeri enseignants pendant 10 ans xëy na bu ñu ko defee mën na résorber boobu gap. ba ñu jàkkaarloog taskatu xibaar yi tey ñoom professeur université yooyu nee na ñu yàggatul dara lépp li nga xam ne moom mooy njàngale ci université yi dañ ko fas yéene dakkal. moo tax SUDES déposé préavis de grève du 20 avril au 31 décembre 2021 dañoo yaakaar nag d'ici là gouvernement bi dañu woo ñu waxtaan pour ñu mën a trouver solution. gouvernement bi woo dañuy banque suñu ay yokk ci université sénégalaise yëpp bu ñu woo ñu waxtaan ak ñoom. syndicalistes yi nag tey ñu ñuy xamal ni li leen gën a metti sax bokk na ci ñàkk soofantal gi nga xam ne état bi amal na ko ci concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur bi nga xam ne moom la ñu amaloon na. démb gis nañu président Macky Sall nag di tàllal loxo rek kon secteur privé national bu Sénégal ci li ñu fas yéene kon jublu muy gën a fexe rek ba ndaw yi mën a jote nag ci am xëy démb nag ca boobépp conseil di ndaje mu mag ma tey ina ko yeesal ak CNES nag ñoom nee nañ am nañ lu ko jiitu li ñuy sàkk rek mooy nañu daal di gën a yoonalaat kon li nga xamante ni moom mooy mbir mi naka noonu it këru liggéeykaay yi nga xamante ni dañoo am ay jafe-jafe ñu jàppale leen bu baax a baax jàppale leen ci wàllu financement Maïmouna Ndiaye Youssou Baro.
kuréel bokkoon na ci lël bi nga xam ni dañ koo jagleel xëyu ndaw ñi UNACOIS Yeesal di laaj nguuru Sénégal mu jàppale leen ndax kat li mu bëgg ci xëy mi ñoom ñu mun cee jàpp. la mu war a def mooy dooleel secteur privé fexe ba seen entreprise yi gën a dëgër ñu jël ay employés loolu réew yu bari noonu la ñu doxee. ñeneen ñu am gis-gis ci xalaatu njiitu réew mi mooy waa CNES ñoom it am nañu seen tëralin boo xam ni nas nañ ko ba noppi ngir jàpp ci xëyum ndaw ñi. entreprise li koy may doole li koy may xaalis mooy li ñuy wax muy am marché am koy jaay li ngay jaay am ko jënd te kooku pour mën ko jënd il faut am lu mu liggéey il faut mu am salaire il faut mu am loo xam ne jàpp na ci donc yow nga def pour employer jeunes yi moo di yow nga da ngay defar sa bopp finalement parce que lu marché bi gën a yaatu nga ci gis sa bopp. yeneen tegtal bokk na ci marché intérieur bi nga xam ni war nañ koo dooleel ci seen kàddu wante itam woyofal bu baax ni ñuy demee ci banque yi ak jëflante bi. état du jël xaalis may ko opérateur économique naa ko jëlal employé mais dafay fexe ba banque yi nga xam ne ay kuréel yi nga xam ne moom moo leen administré mu fexe ba ñu dimbale secteur privé ci bor yoo xam ne taux bi du diis. ngir mbir yi soppeeku nag nee nañu laaj na ñu soppi doxalin boobu dafay jaare ci li nga xam ni moo tukkee ci lël bu yaa boom nga xam ni amaloon nañ ko ci xëyum ndaw ñi loolee lépp ñu jëfee ko nag te du am xàjj ak seen bu ëllëgee ndaw yi di am lu leen metti. Maimouna Ndiaye ci ndaje mu yaa moomu nag la ñuy des ak yeneen kàddu yi nga xamante ni njiitu réew mi nag yëkkati na ko démb jëmale ko rek ci li xewoon nag ci weeru mars bi weesu muy fitna gi amoon ba ay bakkan rot ñu ne kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko nag yoo loolee du kàddu yoo xamante ne kàddu yuy mën a kon indi jàmm gu sax dàq la M2D ak cadre unitaire de l'islam nag noonu gisee nee nañ fi mu ne nii li war a tax li ñu war a taxaw dëgg mooy wàlluk jàmm yenn kàddu yi dañ ko war di moytu rawatina ak tukkee ci way politique yi Alassane Ba Amadou Ba. ñu bëri gisee ci kàddu yu njiitu réew mi yëkkati ay tëkku Ndeye Fatou Ndiaye Blondin Diop moom gis ne sax waroo am na ci kàddu yi nga xamante ni yëkkati woon na ko ginnaaw bi ñu génnee ci xew-xew yu métti yi daloon ci réew mi ak kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko moom njiitu réew mi ni ki démb. daf ñuy jaaxal koo xam ne ñu ne mooy njiitu réew mi ñëw taxaw di tëkku di defaraat polisam di fa yokk ay nit di fa yokk ay gànnaay donte dëkk bi soxla nañu police wante soxla boobu dañ ko pour suñu kaaraange la. gis-gisam sorewul ak gis-gisu secrétaire général bu cadre unitaire bu islam. wax jooju mu wax noonu xaj na amu fa woon place. mënoon na ko bàyyi ba ci yeneen moment ndax day répétition la parce que waxoon na ko ci jarul woon mu ko doon rappeler ndax tey mel ne ba léegi mi ngi garder ci xolam li nga xamee ni xewoon na fi. réew mi soxla gën a dëgëral jàmm ji fi ne waaye itam dëkkandoo gi te ñi nga xamante ni ñoom ñooy woy politique yi war si def jéego yu am solo. ñu ngi leen di woowaat ñu bañ a fàtte li fi xewoon ak ni mu grave woon ñu fexe. jéem a dellu siwaat. kon boog moom mi nga xam ne nee nañ mooy jiitu réew mi dafa war a joxe exemple war a nekk royukaay ci dal wala nekk royukaay ci naka la kilifa di war a mel yi gën a am solo ci dëkk bi mooy suñu jàmm ju ñu dëkkee bi njëkk bi ci topp mooy suñu ndaw yi. Ndeye Fatou Diop Blondin di sàkku ci njiitu réew mi ma gën a bàyyiwaat xel bu baax a baax li nga xamante ni moom mooy soxla ndaw ñi. ñu àddu rek ci reportage yu bis bi nag ñu jagleel ko weeru koor week ak ni ci ñenn ñi di doxalee rawatina ak sunu mbokk chrétien yi am na ñoo xamante ne nag dañoo daal di joxante loxo ngir nag mën a jël ay ndogu rek jébbal ko jullit yi loolee ñu gis ne lu rafet la te loolee sax nag dafay dëggal dialogue islamo-chrétien bii ñu yàgg a wax Aminata Mbaari Sow Younous Diatta. À l'origine, une idée assez comique, des plaisanteries entre amis qui partagent un groupe sur la toile. Pendant le carême, nos amis et frères et sœurs musulmans sont allés à Seras voir. ci tàmbali ga ab kaf bu juddu woon la ci diggante benn groupe boo xam ni ay chrétiens ak musulmans ñoo ko bokk. bi ñuy woor ñun chrétiens yi musulmans yi dañoo demoon Seras tàmm nañ ci groupe bi di tooñante. musulmans yi dañoo demoon Seras dem ci Boubacar Seras Boubacar saf-sapp Seras lekk fa ay ñam yu neex photo ko di ñuy kookali di ñuy tooñ di ñuy mbalak ci biir groupe bi ñun ñu am 40 jours ñoo xam ne dañ kaa gérer. ci mujjantal ga mu daal di jur li
ay ndagu yoo xam ni ay doomu chrétien daal di koy séddale seeni mbokk musulman. fa la waxtaan bi commencé ñëpp di apprécier gars yi di kaf di foo di ree et après nag ñun ñi fa ne woon ñu ne dañuy def ket ku nekk na joxe 1000 francs bañ fi jóge ñëpp joxe 1000 francs ñu ne du yem ci ñun nañ ko def affiche ñu def affiche def ay numéro téléphone dugal ko ci groupe bi ñëpp cotiser amul chrétien amul musulman ñëpp cotiser looloo tax tey ñu am journée tey bi ñu ne dañuy defal ndogu suñu xarit suñu frères et sœurs musulmans yi ndax Sénégal bi ñoo ko bokk. mbir mi mu ngi xewee fële ci rond-point Liberté 6 mu doon mbir mu rafet luy wone Sénégal. c'est que yéen da ngeen commencé di naan laaxum korité bi ñun duñ ci lekk. poocum ginaar yi ñun duñ ci lekk. le 1 day am. alors ñu war a dem ci lu am solo. tey distribué nañ lu ëpp 2500 ndogu fii ci rond-point Liberté 6. nee nañu duñ ci yem dañ ko fas yéene wóyal bu ñu jógee Ndakaaru bëgg nañu lu mel ni amaat ci yeneen goxaan yi ci Sénégal. bëccëg bi ñu jagleel nag wàllub téere ak droit d'auteur tey jii lañu ko màggal fii nag ci Sénégal ministère bi nga xamante ne moom la ñu dénk caada ak communication nag daal di ci jaare am ay téere yoo xamante ne nag jot na ko jébbal rek mbootaay gi nga xamante ne moom moo ëmb taskatu xabaar yi fare nag ci wàllug caada ñu koy rafetlu bu baax a baax mbootaay googu ndax la ñu jàpp rek moo di nekkoon di faral di yër téere yi léeg-léeg lu baax la ci taskatu xabaar Ndate Diop moom moo jiite mbootaay googu ñu teewlu ko ak Diouf. mais ren jii suñu réew di ko màggal ministère bi nga xam ni moom lañu dénk lépp lu jëm ci wàllu culture di wàllu aada ak cosaan tànn association de la presse culturelle bi nga xam ni moom laa jiite ngir sargal ko ngir jébbal ko ay téere ndax ñun suñu bàkk moom mooy s'auto-former pour un meilleur traitement de l'information culturelle maanaam tàggatuwaat jafanduwaat ngir mën a communiquer ci wàllu aada ak cosaan ñu yaakaar ni lii tey jii bu ñu ko jotee nekk na loo xam ne nii mën nañ ni ñun journalistes yi nga xam ne ñoo yëngutu ci wàllu aada ak cosaan am nañu suñu bibliothèque bopp am nañu suñu centre de lecture et d'animation culturelle muy CLAC te loolu nag bépp journaliste boo xam ne nii am nga sa carte de membre bu association de la presse culturelle boo ñëwee fi nga xam ni moom moo di suñu makkaan boo soxlaa téere dañ la ko abal nga liir. ñu àddu rek ci leneen muy nag li ñu gis ci wàllu audiovisuel muy nag lépp loo xamante ne soxal na wàllu production muy nag ci rajo yi nekk ci télévision yi nu ñuy fexee rek ba léeg-léeg bu ñu liggéeyee dara duñu ko mujj ji rek aj ko bañ koo jàllale ndax jàpp ni la ca nekk kon gënul ci askan wi moo waral nag ñu ne faaw ñu xoolaat yi fii ndax léeg-léeg sax daanu sukkandiku ci ay mbir comme nag di amal yenn ko production yi waaye lu mu ci mën a doon nañu xoolaat bu baax a baax yëf yi nag nu muy doxee ndax faaw ñu sàmmonteeg yenn charte yi Ibou Diouf. ci wàllu programme télévision fii ci Sénégal moo xam li ñuy duppee feuilleton wala téléfilm loole nag am na fi solo lool ba tax na jamono ji tamit bëri na ay doomu réew mi ñoo xamante ne moom la ñu def ci seen yëngu-yëngu. ci yooyu la jafale nag mooy li ñuy dund jamono ji ak kenn ci ñoom koo xamante ne liggéeyam daanaka dañ ko tere ne du mës a jàll loolu nag bokk ci li mën na saxal liggéey bi. neexuma parce que su ma sañoon kenn du censuré kenn parce que ñun un peu boo ko xoolee war nañu am toute liberté pour mën a wax suñu xalaat parce que ay artistes lañ dañuy créer mais nag pour man un peu contexte bi dafa teel. même ñu ko def ñu censuré leen peut-être ëllëg dans 2 ans dans 3 ans peut-être kenn. dina ci bind wala mu def ci film. ñu ne nag ci bile production dafa laaj nag ñu jagleel askan wi loo xamante ne bu ñu koy seetaan dinañ ci gis seen bopp. d'abord pour am produit bu baax d'abord il faut nga am scénario bu baax mooy point de départ bi d'abord il faut nga am scénario bu baax bien écrit. à part loolu li si topp moom mooy un peu peut-être nga am matériel parce que technicien yi di liggéey am na tuuti solo. bokk na ci li leen gën a indi lay jafe-jafe modèle économique bi nga xamante ne noonu la ñuy liggéeyee maanaam yoon bi ñuy jaar ngir seen produit mën a taxaw loole nag da leen di indil yenn saa yi rëx-rëx. ñun fii benn modèle bu ñu inventé la boo xam ni sponsors yi ñoo koy financé donc ça part de zéro franc si je peux m'exprimer ainsi parce que porteur de projet bu ñëwee seet suñu. qu'est-ce que li ñuy def moom mooy jël projet bi fekkee projet bi neex nañu
def suñu casting wut décor wut fu ñuy tourner def benn épisode bu ñuy wax épisode pilote mooy premier épisode bi suñ tourné épisode ba pare à part épisode pilote lay constitué benn dossier boobu la ñuy jël yóbbu ko dans un premier temps proposé ko télé yi bu ñu amee télé bi ba pare ñu jël après si lay jël dem seeti sponsors yi. liggéey ci wàllu audiovisuel ñu ne yombul lool ndax dafa laaj xarañte laaj tamit ay moyens maanaam nit ñi nga xamante ne ñooy dugg ci projet bi ak koppar ba ci war a dem ak matériel bi tamit ba tax na ku ci nekk fan wa nga féete ñu ne war nga def kem kàttan ngir li askan wi gën a soxla nga ciy taxaw bu ko defee rek ku ci nekk ca na nga nekk nga gis ci sa bopp. ñu koy jaajëfale bu Diouf mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen di leen ñaanal rek ndogub jàmm ci kanam tuuti 20h xibaar yi ci nasaraan di ngeen ci ànd ak Léa Sukayna Ndiaye. Sénico moo leen di ñaanal ndogub jàmm.